mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu jukki leen di ci gën a fës wax ci lu soxal jàngoro ji di Covid 19 xam ngeen ne tey jële ci altine ji fukki fan ak juróom-benn ci weeru mai atum ñaari junni ñaar fukk ak ñaar ci limuk junni ak ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay test yu ñu amal juróom-benni doomu aadama ñoo del si daal di amee jàngoro ji di Covid 19 bëccëgu bi ñu jagleel les femmes mutualistes daal nañ koy amal fii ci diwaanu Thiès ci teewaayu. joriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk lu jëm ci microfinance ak économie sociale Zahra Iyane Thiam mi nga xam ne ci bëccëg boobee sax daal dina yëkkati enveloppe bu toll ci fanweeri million ci suñu koppar daal di koy jagleel jigéen ñooñu de ay kàddoom daa ngeen ko dégg ci biir xibaar yi leneen ci xibaar yi ñeel biir réew mi mu di yenn ci ay samba boy yi nga xam ne dañuy faral di dal ci askan wi loolu nag mu di ay ñaawteef yoo xam ne dañ koy nemmeekoo ci réewum Sénégal tax nag suñu reporter Mame Biram Gueye wàccaloon na ci mbedd Thiès yi daañu ci déglu reportage bi mu ci amal mbokk yi lii daañu ci toftal xibaar ñeel biti réew wàllu tàggat yaram moo fas yéene ndar képp yi li xibaar mbokk yi lii moo di ponk yi gën taaxirlu tuuti ñu dikk ak yéen ci faram-fàcce gi. mu ngoog ñu dellu nuyu leen jaajëfal leen ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV ni ñu ko junjee ci ponk xibaar yi wax ci lu soxal jàngoro ji di Covid 19 xam ngeen ne tey jëlee ci altine ji ci li mu ko junni ak ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay test yu ñu amal juróom-benni doomu aadama ñoo del si daal di amee jàngoro ji di Covid 19 ci jamono joojee ñaar ci ñi ko jot a am wër nañu ba dellu seen njaboot waaye amul kenn koo xam ne jamono ji yaa ngi ca Sowétas te it amul kenn koo xam ne ci ñi ko amee jàngoro ji di Covid 19 jot na ñàkk bakkanam tey jëlee ci altine ji fukki fan ak juróom-benn ci weeru mai atum ñaari junni ñaar fukk ak ñaar lu mel nag mu ngi tukkee ko foofee ca makkaanu jëruñ ji ñu dénk wàllu wër-gi-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr. mbokk yi ñu wax ci leneen mu di bëccëgu bi ñu jagleel les femmes mutualistes ñu daal di koy màggal fii ci diwaanu Thiès ci teewaayu jëruñ ji ñu dénk wàllu microfinance ak économie sociale ak solidaire di Zahra Iyane Thiam mi nga xam ne daal nay nag taxaw bu am solo ci bëccëg boobee daal di yëkkati lu tollook fanweeri million ci suñu koppar daal di koy jagleel jigéen yu région de Thiès te it ñu tuddee leen des femmes mutualistes lu ne mel nag bu ñu sukkandikoo moom ci ay kàddoom dina bokk ci li nga xam ne dina dooleel jigéen ñu jëmati la war nag lu jëm ci wàllu wër-gi-yaram moom Zahra Iyane Thiam ñu teewlu ko ci kàddu yu mu dénk Moussa Mbaye. waaw niñ ko jàngatee mooy rafetlu ko ndax xam nga président Macky Sall bi muy jël réew mi dafa am ay pàcc yoo xam ne dafa ne woon lii la fas yéene jagleel askan wi pàcc yi nag bëri na waaye am na ci ñaari pàcc yoo xam ne daf ko yitteel lool benn bi mooy bëgg na bépp région boo xam ne yaa ngi ci biir réew mi rek mu mën a am équité maanaam lii am Dakar am Thiès ñu mën ko fekk Tamba ñu mën ko fekk Kédougou ñu mën ko fekk feneen loolu benn mbir la mais aussi bëggoon na li nga xam ne mooy inclusion sociale ou financière maanaam nit ñi nekk dëkk ci réew mi di yëg politique yi nga xam ne état bi mi ngi koy def nit ñooñu aussi yëg ci seen bopp bu baax ba tax na tey bu ñu ñëwee mu am ay mutuelle yoo xam ne donte ay mutuelle de santé lañ ñoom sentir nañ yéeg nañ seen bopp ne politique yi nga xam ne njiitu réew mi mi ngi koy def jagleel leen ko ñu ngi ciy yéeg seen bopp ñu ngi ciy gis seen bopp ba ne décidé de dañ koy sargal loolu dañ koy rafetlu day wane ne fii président Macky Sall tegu yoon bi mu tegu noonu la kon li ñu war ñun ñii di ay ndawam te mu wax ñu ko moo xam ministre Yankhoba Diattara bi nga xam ne ñoo fi ànd tey moo xam suñu collègue aussi docteur Amadou Ndiaye bi nga xam ne ñun ñoo ñëw wuy si mutuelle régionale des femmes mutualistes nga xam ne soxna Penda Anta Mbaye moo ko jiite nekk na lu ñu neex décidé nañ nekk seen wet parce que ci secteur économie sociale et solidaire dafa am pàcc bu am solo boo xam ne mutuelle yi lañ ko jagleel loolu nag am na liggéey bu yaatu buñ ci war a def dinañ ci àndandoor def ko mais déjà dinañ leen jox subvention fanweeri million boo xam ne dinañ ko jox juróom-ñetti fukk ak juróom-ñeent mutuelle yi nga xam ne ñoo ne diggante Thiès Mbour ak Tivaouane ngir gën leen mën a dooleel ci mutation bi nga xam ne bëgg nañ mu xotti romb santé bi dem aussi si mutualité sociale nga xam ne loolu dafay nekk un pas ci développement
social mais également épanouissement. mbokk yi nu ñu ko junjee ci ponk xibaar yi xam nga ne ay samba boy jamono ñu génn dañuy nemmeeku dañuy faral di dal ci kaw askan wi lu nu mel nag daanaka di faral di jur ay jéeye te it lañ cay na remmeeku moo di ne ñu ci bare bari ay ndaw ñoo koy faral di ko amal mu nekk ay agression ak xeetu violence yoo xam ne dañu koy teg ci ndoddu askan wi loolu nag nekk ak ñaawteef koo xam ne kii di Mame Birame Gueye di suñu reporter wàccoon na ci mbeddu Thiès yi daal di ci amal ak taxaw seetlu ñu teewlu ko ci reportage. xeex jàmpaaka ba ci soxbal fitna yu ñu gis ci ndaw ñi doon na gàllankoor ci société bi te lu bari mën cee sosu Alfred Gomis di ab ndongo daara mu ngi ñuy wax li ko metti ci mbir mi. démb rek maa ngi gis benn vidéo Instagram bu muy publier di nga gisee agression ci biir scène bi tu vois mais loolu métti na ma trop parce que nit ki xamoo lu mu liggéey xaalis fu mu jëlee xaalisam ba jënd motoom di dawal motoom ngeen di agressé nit ki ba naroon ko say gaañ baay génne say jaas ci affaire yooyu noonu ba nit ki daw di ko dóoree pompe loolu métti nañu trop xam nga mais mënuñu si dara ñun force de l'ordre yi la ñu xamul lan lañ fi kan lañ fi nekkal ci boppam. ñenn ñi jàpp ne fitna gi li koy yee mooy ñàkk waxtaanu gone yi ci seen biir ak ñàkk fonk doomu aadama Mame Cheikh Doucouré mu ngi wax ci dal gi gone yi war a am ngir mën a wàññi violence bile. intérieurement ñoo bokk lépp kon amul leen lu ñu boolewul yàlla daf ñoo boole xam nga boole ñu ay nitam ndax Afwajan booloo la kon ku si nekk dangaa war a nite ndax bu ñu nite woon rek bëggante kon Sénégal day avancé waaw ndax nite boobu mais nit nag fa lay nekk si nit waaw yow yaa koy wër da ngay toogaat sa bopp ndax yàlla daf ni la nga toogaat sa bopp xam moom mooy kan kon boo toogee sa bopp rek kon nit ki di nga xam yow yaay kan waaw si kaw ñu nangulante nag ndax mi sa morom mi sa yaay mi ñëpp da nga ku nekk da nga war a nangulante ndax kat sa première société mun naa ne mooy seen waa kër waaw ndax tout ça commencé soit. dellu si sunu ay valeur te yaraat ndaw ñi dina doon li mën a wàññi fitna te indi jàmm suñu dégloo kii di Ndeye Amy Diallo. loolu mën naa wax que genre loolu du yoon parce que ñun ñëpp ay nit lañ te genre nit ku nekk nit nga boo ko xoolee ci sa bopp violence du am parce que genre ñun bu ñu deful loo xamante ni day jëmale société bi kanam waruñu def loo xam ne day delloo société bi ginnaaw parce que Sénégal c'est pas que genre l'État kese mais c'est les Sénégalais qui construisent tu comprends donc am na yenn yoo xamante ni man je crois pas et du ma si mës a ànd ak kenn parce que ay xeex ay jamante ay affaires yooyu noonu c'est des choses yoo xamante ni c'est pas respecté par notre pays et en plus am na yoo xamante ni ça se fait pas man benn conseil laa am bu mu leen di jox on fasse la paix. kii di Cheikh Doucouré dellu si waat na ci ay kàddoom te naan waajur yi ñu yaraat ndaw ñi ndax xale moom moomin la te li mu xam ca kër ga rek moom mooy feeñ ci mbedd mi. waaw éducation la ñu war a indiwaat éducation de base surtout ndax lépp sa war ngay ndaw la mais parents yi tamit ñoom ñoo am nañ si part de responsabilité enfants yi tamit am nañ si part de responsabilité. fitna gi ci ndaw ñi mën naa am ay jeexital yu doy waar ci seen dundin. mbokk yi ñu wax ci leneen mu soxal wàllu politique ak mouvement Thiès ca kanam ca njiitalu kii di Pape Doumbouya ñoom nag daal di nañuy fekki coalition Benno Bokk Yaakaar ginnaaw bu tolloog ñetti junni ci ay parrain yu ñu jagleel Idrissa Seck loolu nag bu ñu sukkandikoo ci Pape Doumbouya ma jiite mouvement bële lañ ca taxaw seetlu moo di ne dañoo fas yéene rek sóob seen loxo ngir Benno Bokk Yaakaar mun a am ndam ci élection législative yi ñu dëgmal fanweeri fan ak benn ci weeru juillet. Pape Doumbouya ñu teewlu ko ci micro El Hadji Mamadou Dione. ñun li ñu xañ ñoo ko teg suñu bopp dama koy waxaat ko te mën naa ko répéter te ñi nga xamante ni àndoon naa ak ñoom ci terrain bi liggéey du ñu weddi ni ñun ñoo xañ suñu bopp parce que mu néew mu bari zone nord biñ demee di uti liñ ci def jàpp naa ni gisuñu candidat bi ko fi def su ma neexee ma wax ko. li ñu assisté nit ñi bu dee loolu rek mooy may ndam gëm naa liñ ci def kenn defu ko ci en terme de bu ma ko doon wax ci kilomètre rek du ñu si jóge mais malheureusement ñun suñu dëkkuwaay suñu doxalin ñun suñu biir dafa am benn réel problème bu am. mooy perception bi ñu am ci politique fen ngeen baal ma ci wax ji wax lu dul dëgg
naxaate moo ci bari, manque de dëggu bi, ñàkk dëggu, c'est extraordinaire quoi. da ngay ànd ak di dox ngeen di uti ngeen di dem ngeen di rent ndekk dëgguwul loolu lan la ci nit mën dara. ànd nañu ak ay nit ñu négocier ak ñun ci liste yi ba ñu duggee ba ci biir ñu roccee ko ndekk ñu ngi ci yeneen i liste mais c'est extraordinaire. yéen vous venez vous négocier ngeen waxtaan ak nit ngeen négocier waxtaan ba tënk yaa ngi ci beneen liste yaa ngi ci liste bi yaa ngi ci beneen liste da ngeen la c'est extraordinaire li may wax nii nga ànd ak nit di liggéey yéen ñi taxaw guddi taxaw bëccëg ca bis ba nga day ak moom mu ne musuma xalaatuma laa wooteel mooy taxaw ak nit mu ne ma xalaatuma laa wooteel man ko pardon mu ne ma tey xalaatuma ko waaw c'est-à-dire que à un moment donné tu te poses des questions lan moo fi jar c'est quoi le problème. Dernier point bu mu bëggoon wax nag pour daaneel mooy choix bi tey ñëpp gis nañ ni dem nañ ànd ak le président Macky Sall loolu nag indi na débat c'est très normal indi na ay commentaires c'est très normal indi na wax yu bari c'est très normal mais tey damay wax rek gis nga nit moom ku la njëkk a tàllal loxo rek moo la yëg. ñu des ci lu soxal wàllu politique ak njiital PVD Serigne Modou Kara Mbacké moom nag amaloon na tukkib nemmeeku fii ci diwaanu Thiès daal di nag addu li soxal ci langue politique la mu jàpp moo di képp koo xam ne aju na ci moom élection législative yi ñu dëgmal na nga sàndil ab xob kii di njiitu réew mi président Macky Sall di kaddu ke Serigne Modou Kara Mbacké lu mel mu ngi ko yëkkatee foofee ca quartier Angle Serigne Fallou ñu teewlu ko njiital PVD ci kaddu yi mu dénk Moussa Mbaye. ma ñëw ci li xew ak sénégalais yi ak ki ñu defee ni daa war a xew muy ki ko jiite di Macky te ñi ko defee loolu bokkut ak li nekk ca kaw ñeneen ca kaw ñeneen ca kaw wàccuñu te kenn du leen gis te ñoo ñaay dogal ñeneen ca kaw ñoom la ñuy dogal loo xamoo ñi ci suuf moom exécution la ñuy def dañuy exécuter rek dem ci urne bi dugal saw carte kala neex da ngaa exécuter exécution la mais décision bi daa am fu muy jógee conscientement léegi ma lay poser benn question xam naa réponse bi waaye jamono ko laaj ndax yow am nga fitu yor sa carte yow Modou Mbaye Sall nga da ngay wate ji dem wateel ku dul biral jërëjëf Serigne Touba bàyyi koo xam ne déngoo mu biral ko ndax yow ñeme nga xalaatuma ko ngo waxaane nga ñëpp ma ñëw ma ne kon gis ngeen penku xam nga damay warmaal sant bi du ma ko tudd sant bu soo dama koy warmaal mais li xew te démocratie xewal ko ak li def xewal ko Macky dem fee Touba def fa lam fa def jébbal boppam Serigne Saliou mu yàpp dénk ko Serigne Mbacké Soxna Lo mu dem ñu dëkk Touba dëkk ci 16 communes yi di wateel keneen ku dul Macky yi kooku maag yow ñoo ëpp fit man ñi ma ko man xalaatu ko man bi bu bokk loolu jeex na jarul ay wax leneen la ca des Macky ngi koy liggéey ak i gaayam maa ngi koy liggéey ak maag samay gaay waaye lii fi ñu toll nii daa am lu mu mbiree am nu muy dem jamono bii daa am mbir mi nu muy mbiree am nu muy dem jërëjëf Serigne Touba moo nangul lépp. mbokk yi ñu tàbbi ci xibaar ñeel biir réew mi wax ci lu soxal langue politique ak coalition Yewwi Askan Wi kii di Saliou Sarr ma nga xam ne moom la ñu mandaté woon ngir mu déposer liste boobule daal dinay weddi ak tuuma yi ñu di teg ci ñu gàll ci ndoddam ne rek dafa daal di war coalition Yewwi Askan Wi leeral ñu ànd ceeg Adji Yaram Seck.
ñu door xibaar bi réew mi ak Saliou Sarr mi ñu tuumal ni moo indi ay coppite ci liste Yewwi Askan Wi daal di nay weddi yooyu la tuuma ci ab communiqué. moom mi nekk coordonnateur taxawu Sénégal xamle na ni boo moyuwul dina yóbbu ci yoon ñi teg yooyu la tuuma ci kawam. ñu wax ci ministère bi yor wàllum finance ak budget xamle na ni engagement financier yi ñu xaatimoon ak syndicat jàngalekat yi ci ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru février bi ñu génn boole nañu ko ci projet de loi de finance bi indi woon ay jooyante ci atum 2022 mu ngi xamle ni adopté nañu ko ci àllarba fukki fan ak benn ci weeru mai ba ñu ngi ciy xaar approbation pencum ndaw réew mi. ñu jeexal ak campagne agricole jawriñ bi yor agriculture ak équipement rural di Moussa Baldé xamle na ni mi ngi xaar lu tollu juróom-ñaar fukki junni tonnes ci semence ci campagne bi ñu jëm mi ngi yëkkati yooyu le kàddu ci cérémonie officielle ñaareelu édition bu foire agricole bu union nationale jëm ci promotion mbay mi looloo fi wàccoon ci xibaar. Aji Aram Seck sant ko gërëm ko mbokk yi noonu la ñuy tàbbee ci xibaar ñeel biti réew la ca gën a fës moo di ne foofee ca Mali bu ñu sukkandikoo ci ab bataaxal bu ñu daal di fësal ni ki démb ci dimanche gile ñoom nag daal dinañuy retiré wu nag ci li ñu tuddee nag organisation régionale di G5 Sahel leeral ñu ànd ceek Arampaay. ñu tàmbali xibaaru bitim réew yi ak ñiit waa Mali nag daal dinay xamle ci benn bataaxal bi mu génnee démb ci dimanche 15 mai génnam ci kuréel bi ñuy wax G5 Sahel di xeex anti-jihadiste yooyu li waral génn googu nag mooy jafe-jafe bi mu am ak réewum France ñu fàttali ne G5 Sahel réew yu ko sekk mooy Mauritanie Tchad Burkina Faso Mali ak waa Niger Mali nag dëggal na génnam ci bisu dimanche bii. ba tey ci xibaar yi fees Tchad lu ëpp ay téeméeri nit daal dinay wane seeni mer jëmale ko ci réewum France ndax dañoo jàpp ne kii di réewum France dafay jàppale ki nga xam ne mooy président ba di Mahamad Idriss Déby Itno mi jiite réew ma ginnaaw bi mu wóotoo baayam Idriss Déby ci weerum février 2021 manifestant yooyu daal dinañuy lakk drapeau France toj ay station Total ngir wane seeni mer. ñu jeexalee xibaaru bitim réew yi ca Somalie kii di Hassan Cheikh Mohamud daal dinañu koy fal jiitum réew ma ci dimanche bi moom moomee sax jotoon naa nekk jiitum réew ma ca atum 2012 ba 2017 mu ngi doon xëccoo ak président sortant ba di Mohamed Abdullahi ñu gën koo xam ci Mohamed Farmajo li ma gënoon a fës ci xibaaru bitim réew yi. Arampaay sant ko gërëm ko ci xibaar ñeel biti réew mbokk yi ñu jeexalee xibaar yi leen lu soxal wàllu tàggat yaram andi ceeg El Hadji Mourou Dione. xibaaru tàggat yaram ci seen télévision régionale prestige ñu daal di ko tàmbale ak équipe bi di Casa Sport moom de jamono yi moo jël raw gàddu wala moo jël pay rek ci championnat Ligue 1 bi daal di nag dëggal place am ginnaaw bu mu gagné jàmbaar bu Saly ñaari bit ci benn ca match bi nga xam ne bu nga amee woon ci 22e journée bi yeneen ñi nga xam ne nag jot nañu am ndam ci 22e journée bi ñooy Guédiawaye FC ak AS Pikine ak Dakar Sacré-Cœur équipe bi nga xam ne mooy Guédiawaye FC moom moo gagné Mbour Petite Côte 2-0 AS Douane nag moom moo AS Pikine moo ko gagné benn ci dara Seneps nag équipe bi nga xam ne mooy Dakar Sacré-Cœur moo ko gagné 3-0 ba tax na nag ginnaaw bu ñu amee ndam bu am solo bi équipe bu Dakar Sacré-Cœur daal dina noyyiwaat bu baax a baax daal di sori lool la nga xam ne moom mooy zone relégable jóge nag Sénégal dem fële ca France wax ci prix Marc Vivien Foé nekkoon international camerounais édition 2022 bi nag doomu Côte d'Ivoire bi di Seko Fofana moom moo ko jël mooy capitaine équipe bi ñuy wax Racing Club de Lens nekk ca France moom nag ràññeeku na lool ci taxawaayam ak jaloor yi nga xam ne mu ngi koy def ca club RC Lens édition 2022 bi nag di ci prix Marc Vivien Foé doomu Côte d'Ivoire boobee moo ko gagné ba tax na nag ñu fàttali nag prix boobee ñaari kërub taskatu xabaar yi di France 24
24 ak RFI ñoom ñoo koy organiser ba tax na nag ginnaaw bu ñu tànnee ay prix boobu sax day fësal ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a ràññeeku ca la jëm nag ci wàllu te dëkk ci Afrique jëm nag ci championnat bu France ñu jàpp ne nag doomu Côte d'Ivoire bi di Seko Fofana moom moo ko gagné. jeexalee ci coupe de la confédération africaine demi-finale yi nag ñu ngi ko doon amal démbu ndax démbu final bi nag mu ngi fas yéene am ci 2 fukki fan ci weeru mai ci dëkk bu ñuy wax Uyo ca Nigéria. Orlando Pirates bu Afrique du Sud ak Renaissance sportive bu Berkane bu Maroc ñoom ñooy qualifié ci final boobee ndax club sud-africain bi di Orlando Pirates moom moo gagné club bu libyen bi di Al Ahli équipe bu Maroc nag di Renaissance de Berkane daal di gagné équipe bi nga xam ne moom mooy tout puissant Mazembe bu République démocratique du Congo mu daal di ko gagné 4 bal ci 1 loolu nag nekkoo woon aaju woon rek ci demi-finale retour coupe CAF. mbokk yi jërë ngeen jëf lii moo fi gënoon a fës ci xibaar jaajëfal ko Ndeye Awa Sarr ma doon jiite ma faree woon ci wàllu xarale gi jaajëfal yéen itam mbokk yi ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV jox leen dig daje suñu yeneenu jotaayu xibaar jërë ngeen jëf.